honorable si jamono jooju tam déggoon nañu ngeen fi wax ni yéen 5 sages yi yéenay 5 sages yi ndax da ngeen wóoluwuloon 5 sages yooyu ak itam ndax jàpp nga ni kàddu googu nekk na acte républicain am déet. mais absolument xam nga république maanaam tabax la boo xamee ni acteurs yi si nekk yëpp ñoo ciy contribuer pour mu gën a baax bu fekkoonte ni dañ naan benn yoon ngay def mu jeex kon États-Unis du ñu soxla di dellu siwaat ki seen système politique di ko jéem a améliorer yeneen réew yi aussi duñ ko nekk doomu aadama saa yuy dund ci ay exigence am ci ay wàllu démocratie am dafa war a góorgóorlu pour di ko améliorer en réalité boo ko seetee ñun ñoo amoon dëgg bi ñu ñàkkoon kóolu te jëm ci ñooñu nga xam ne ñoo nekk ci conseil constitutionnel yooyu juróom ñooñu ñi leen di woowee woon 5 sages ñoom ñooy ñi gën a ñàkk sagesse ci réew mi te si kanam tuuti dinañ ko gis li taxoon ñu ko doon wax dañu amoon crainte ragal bu wér ni bu ñu fa demee tamit li nguur gi bëgg toujours moom la ñuy def noonu lañ ko mosoon a def ci jamono Abdou Diouf noonu lañ ko defee aussi ci jamono Abdoulaye Wade parce que mënuñu woon yaakaar ni dinañ dem ci élection présidentielle en 2012 ci conditions yi ñu ko demee te buñ ci demee responsabilité ña ca dee ak ña ca jafe coono yañ ca am yépp juróomi ñoo ngeen di woowee sage te jegewuñu sage bay xam luy sagesse ñoo nit am nañ ci responsabilité bu jéggi dayoo. waaw léegi fu mu toll nii jën tey ñu yegg si jamono ji ngeen bëgg sage yooyu àtte leen ak Macky Sall est-ce que xalaatoo leen ni am na problème wala c'est paradoxal. xam nga juróom la ñu woon léegi juróom-ñaar la ñu mais qualité ñëwul ci diggante bi parce que conseil constitutionnel du Sénégal dafa mos a habitué Sénégalais yi moom yoonam nekkul ci li nga xamee ni mooy wareefam ak àq yi nga xamee ni moom lañ ko sas ndax ay nit lañu yoo xamee ni bu ko Sénégalais yi xamulee buñ leen xasee ba fal fekk seen mandat jeexul kenn mënu leen folli non seulement dinañ leen fay salaire yoo xamee ni moo ëpp yi ñuy fay ministres yi dugal leen ci ay conditions yoo xamee ni waruñu am benn yoon ragal jëm ci ku mu mën a doon y compris ci président de la République te loolu aussi bët bu rusul toj li nga xamee ni moo ci doy waar te moo yéene mooy que ni muy président muy exécutif yi fi mos a jaar yépp y compris Macky Sall ak ñi nga xam ne jaarloo nañ leen ci conseil constitutionnel ñoom ñëpp kenn si ñoom fondement yi tax ñu fal la intéressé woon pour président de la République bi falu leen pour ñu wax le droit daf leen fal pour ay bëgg-bëggam yi nga xam ne méngoowul ak droit bu ñëwee foofu ñu waat si ñoom ñu ñuy fal tamit demuñu fa pour def respect benn yoon ci loi bi lañ fay demee mooy am na koo xamee daal jox na la loolu lu la jomb dugal na la ci loo xamee ni jàppoon nga ni doo su ma sa jot nga ni ko naa ko njukkale entre temps sénégalais yi des ak seen i bëti neen ak seen ay xoole di jàpp amuñu choix ñun parce que mënuloo bokk ci conseil président mënoo conseil ci élection présidentielle te jaaroo ci conseil constitutionnel résultat élection mënuñu ko génne te jaarul ci conseil constitutionnel ñun kay ñoom dañoo wër ndomba fatt ñu waar bu nekk te waroo mën ñoo mën a yombalal te diñu ko jafeelal jamono bu mu nekk moo tax ma ne la ci condition yu mel nii conseil constitutionnel bu Sénégal ñaari compétence dong la am benn mooy tàlleeku exécutif bi di président de la République Macky Sall ci at yi di leen dëggaate ñu koy fajale ay soxlaam nekk ay ndunguróom ñaareelu compétence bi ñu am te duñu ko mos a tardé mosoo dégg ni weer dee dem nañu gedd seen salaire compétence boobu moom dinañ ko matal boobu mat sëkk boole ak essence yàgg la mu àndal et c'est triste parce que tey jii ci Sénégal li ko yàq mooy en dehors de l'action jëf ju ñaaw ji nga xamee ni ñi nga xamee ñu ŋànk réew mi ñu ngi koy def dafa am ay xeetu tappale ak xeetu caay-caay yoo xamee ni ay nit yoo xamee ni du ñu ay transhumants ay sénégalais lañu ñu fal leen jox leen ay responsabilités xaalisu Sénégal di dem si ñoom ñii dañu coûter Sénégal ay milliards ci at ñii coûter Sénégal ay millions yi centaines de millions par at te kenn si ñoom itteelul li nga xamee ni mooy saxal démocratie mooy saxal jàmm mooy tax ñu bañ a sàcc alalu réew boo gisee Macky Sall am capacité di fooye nit ñi di weddi kàddoom lu ko neex mu dugg si di jaay doole nit ñi c'est que en réalité dafa wéetul ci jaay tappale googu ak caay-caay googu dafa am des gens yoo xamee ne doo gis mënoo leen xàmmee seeni signature rek ngay gis au bas des pages loolu moo tax ñoom seen jëf ci réew mi moo gën a bon foofu mën naa la ci génneel benn conseil constitutionnel lu daganul lu nekk ñoo koy daganal ci réew mi ñu leen di woowee sage te jegewuñu sagesse sax es bi sax jegeguñu ko bay yegg ca bu mujj ba donc boo ko seetee ci biir boo demee ci CNRA
depuis ba fi Macky Sall ñëwee ba léegi opposition xeeñ tootul média d'état ba di fa dugg te loolu am na ay nit ñu jox responsabilité pour ñu équilibrer rapport yi li ci gën a doy waar foofu sax koo xamee ni ancien journaliste la doon patron de presse moo tax nga xamee ni Sénégal dañoo feebar bu bon la ñuy feebar te suñuy njiit ñooñu dugal ci goutte googu ndax ñooñu ñàkk jom ñooñu amul benn fulla amuñu benn fayda di ay traître yu wér benn fas yéene yàq réew mi parce que lu ñu mos ak lu ñu am dong nga leen intéressé et c'est ça le mal du Sénégal nous sommes malades parce que le pays va très mal il va mal dafa feebar bi dafa métti ba nga xamee ni feebaru il la et tubaab nee na le poisson pourri par la tête c'est à ce moment-là que nga comprendre pourquoi loo yëngatu caay-caay yu Macky Sall ak dóor martoom ak ay tappaleem toujours day jàll parce que dafa am ay alliés objectif ci ñaawteef boobu yoo xam ne ñoo koy jàppale ci jamono bu mu nekk. waa tey wax nga lu am solo te lu bëre mais est-ce que xalaatoo tam ni jot na tey politicien bi am même discours bu nekkee opposition ak pouvoir pour plus de cohérence parce que tam loolu bokk na ci li nga xamante ne tey jamono ji créé na confusion wala problème ci askan wi. da nga naan kañ jot na pour lenn ci politiciens yi def cohérence ci seen waxi daaw seen jëfi daaw ak seen waxi ren ak seen jëfi ren mais heureusement pour le Sénégal am na ay acteurs politiques yoo xamee ni seen waxi daaw bërki daaw ak seen waxi tey benn lay doon et je crois que j'en fais partie et beaucoup de ma génération aussi en font partie li ñu war a def ñun mais c'est ça le message bi ñu war a am mais il faut que ñu gëm ni li tappalekat yi bëgg ñu gëm ko maanaam que ni politique fii la yam demul àllaaxira que ni paxum kasara la boo xamee ni boo demee dóorul marto fenal waral naxal nit ñi sàccal alalu nit ñi ñu jaayal doole nit ñi defal injustice tooñ bu dul jeex dara loolu la ci fekk c'est ce mauvais pli et ce mauvais penchant de la politique boo xamee ni conformewul ak suñu njàng conformewul ak suñu ngëm-ngëm conformewul ak suñu pas-pas moom la ñu war a dàq gis nga la politique fondamentalement mooy jëf ji gën a sell ji nga xam ne nit mën na ko def parce que mooy lan muy fekk millions yi doomu aadama ñu dénk la seen alal nga sàmmal leen ko mais pour nga sàmmal leen ko foog nga jël dëgg teg ko fi li ñu rey ñun mooy ñun Sénégalais yi dañoo ragal dëgg te xamuñu ni mooy système bi gën a yomb pour ñëpp gis ci seen bopp et c'est pourquoi on a ce problème-là dans notre pays et tant qu'on ne fera pas l'effort de nous conformer à ces engagements duñ ci mës a dem donc tey jii wolof nee na am la bëy doon dundee ba sax sikkim bu ko goree war naa mën a continuer nu faatu au même moment où des gens qui ont été dans les assises doon wootal dëgg ak rupture bi ñuy nekkee ci pouvoir bi ñu ngi wor Sénégalais yi di jaay doole nit ñi di def injustice au niveau de tous les institutions au même moment des gens comme moi depuis bañ ci tàmbalee ba léegi lu ñu mos a wax def nañ ko fu ñu mos a taxaw ils sont en droite ligne ak li nga xam ne mooy engagement réew mi et ñooñu Sénégalais yi ñoo leen war a jàppale parce que li Mame Abdou doon wax tey jii dafa di une nécessité absolue Sëñ Abdou yàlla na yàlla lokk leeram dafa ni bu ngeen bokkee benn mbir ab saay-saay jóg di ko yàq parce que nit ñi tey jii Sénégal man day Bamba ji fii ma toll nii tollootuma foo xamee ne dinaa nekk di maslaa kenn bu ñuulee dama naan ñuul ko am na ñoo xamee ni seen taxawaay ci réew mi mooy tas réew mi mooy yàq ga ndax sàcc ak fontu ak caaxaan ak folklore lañ fi nekkee te ci kaw ndondu Sénégalais yi lañ koy def Mame Abdou nag dafa ni ñooñu mel noonee bu ñu nekkee ci réew mi di def loolee ñuy def ñeneen ñi bokkul ak ñoom te bëgg lu baax bëgg jàmm ci réew mi dañoo war a dox daje dox jàppalante kon nag loxoy Kajoor day weesoloo Sénégalais yi ñoom ñoo war a xam ni li tax ñu mën a génne prédateurs yooyu sàcc yooyu parce qu'il faut bien les nommer comme cela tappalekat yooyu ci réew mi ak ci alalu réew mi moo ñu gestu ñu mel na man ak ñoo xamee ni ci biir réew mi démb ak bërki démb comme na Sëñ Abdoulaye doon wax koo xamee ni waxi démbam ak waxi teyam méngoo na jàppal koo xamee ni waxi démbam ak jëfam ak waxi teyam ak jëfam méngoo na jàppal xamee ni gorongoo Sénégalais yi ñoo war a def effort nag te ñooñu ñàkkuñu ci réew mi il ne faudrait pas que ñu gëm loo leen ni ñëpp ay tappalekat lañu c'est pas vrai il y a une minorité de tappalekat et de sàcc yu wër yoo xam ne ñoo bëgg a gëmloo nit ñi ni que ce pays est pourri foutu et impossible à régler bu ko defee ku nekk sàcc nekk tappalekat comme ñoom ñu continuer di lal seen caay-caay muy lëmbe réew mi di ñu gérer ci loo xam ne ñoom rek ak seen ñoon ñoo si gis ñeneen ñëpp dañuy toog am seen rangoon di jooy